Parce que depuis déjà 2017 seetlu nañu avec beaucoup plus de gravité que suñuy processus électoral day am jafe-jafe bi gën a rëy mooy que ni dañuy gis loxo doomu adama surtout loxo koo xamee dafa far am lu mu bëgg ci élection yi daf ciy dugg te bu ciy dugg di ci duggee ci yoon bi baax wi da ciy dugg benn pour modifier règles yi pour soppi doxalin bi ba nga xamee ni dina ko arranger boo xamee ni buy jonganteeg ay nawlem dina leen jiitoo lu bare gis nañu benn loi bu mel na loi parrainage bi mu symboliser lu rëy ci taxawaay boobu ñaareel bi surtout ci législatif yi gis nañu lu ñu mosut a gis maanaam conseil constitutionnel ak direction générale des élections yoo xamee ni am nañu ay prérogatives ak ay cër yoo xamee ni jàpp naa ni ci sama gis-gis méngoowul ak élection yu ñu bëgg mu transparente méngoowul ak élection yu ñu bëgg mu dem dans les meilleures conditions li ko waral mooy kii di organisateur bi di ministère de l'intérieur cërëm mooy organiser candidat yi ñëw mu dalal leen nangu seen liste xool liste yi la ca manqué ak la ca manqué wul mu ne leen dem leen ngeen defari nangam ku si sa parité xaw a jooxe mu ne la demal nga dindi ko ndax dëgg sénégalais yëpp xam nañu lan mooy parité léegi bu ñu demee ba mu am différence je pense que ni lii rafetal àndandoo gi mooy l'esprit de la loi et esprit boobu laa jàpp ni DGE daf ko bàyyi ndax man yàgg naa def élection te bu ñu daawoon di dem ministère de l'intérieur jàmm ak salaam nga fay fekk parce que boo xasee ba defar say dossier ba yegg foofu rek à 99,9% wéroon na ni la sa liste dañ koy nangu ndax ña fa nekkoon amuñu woon xalaatu taxaw ni yaa ñuy ñëw diw ak diw mi bu ñu ñëwee dañ leen war a damm seen tànk balaa ñu yegg si te loolu musiba la ci élection boo waree dem ci kanamu sénégalais yi ñu ne nag bala ngay yegg si sénégalais yi foog nga bëreeg DGE boo génnee loolu ñu ne foog nga bëreeg conseil constitutionnel loolu mën nañ ko tuddee lépp ba mu des élection yu régulière et je pense que ni fii ñu toll tey jii la première des choses bi ñu war a def gannaaw bu ndox tuuroo duy waat moo des mooy ñu defaraat suñu code électoral delloo cër bi nga xamee ne moom la DGE war a am encadrement ak dimbali nit ñi pour ñu corriger li nga xamee ne moo baaxul ci liste yi ba pare tamit delloo conseil constitutionnel fa mu war a tooge ñu bañ a doon ay succursales yoo xamee ni li ëpp ci Sénégalais yi dañ leen di jàppee comme ñu far ba pare di dimbali ki ñu faral ci biir processus bi te démocratie bu majeure bu mel ne Sénégal loolu war a si nekk ñaareel ba gis nañu yi jëf jooju yàq gi mu yàq déjà code électoral bi obligé na conseil constitutionnel mu arbitrer si loo xamee ni tegu ko feet waxtaan wax dëgg sa la ñetteel ba fexe na ba nga xamee ni yenn liste yi ay genn wàllu liste la ñuy doon te jàpp naa ne su fekkee ñun ñëpp suñu yéene mooy liggéeyal Sénégal parti yi tànn ba ni ñii ñooy seen i ay titulaire ñii ñooy seen i ay suppléant jàpp nañ ni en qualité ñu ñuy def suppléant ñoo gën a mën a liggéeyal Sénégal képp koo xam ne dox nga ci diggante bi ba faagaagal loolu liggéeyuloo Sénégal liggéeyuloo démocratie sa bopp rek nga fi nekkal te loolu aussi lu ñu war a effacer la ci histoire politique bu Sénégal. D'accord donc processus électoral bi am na ay sooxe yu bëri yoo xam ne jot nañ ko ci constaté. mais bien évidemment ñëpp ñoo ko gisandoo. te loolu méngoowul ak standing démocratique bi Sénégal yore. méngoowul ak sax xam-xam ak histoire bi ñu nekkee. te lu ñaaw dañ naan rek dafa ñaaw te bu ñu constaté ni ñaaw na li ci war mooy ñu corriger ko. jéem a avancer jëm ci kanam. D'accord alors si élection législative yi gisoon nañ sa taxawaay au sein de Yewwi Askan Wi coalition bi nga xam ne sa parti bokk na ci. li nga xam ne aussi moo xawoon niru lu mel ni réeroo seen diggante seen biir concernant li nga xam ne mooy investiture yi gis nañ par la suite nga xaw a mel ni ku entre guillemets disparaître de la scène politique en quelque sorte peut-être ay leeral yoo ci mën a indi. waaw xam nga man je veux être transparent man dama bëgg nekk toujours ci garder benn ligne de constance moo di bu ñuy def politique ñun dañ koy def ngir sàkk ay pexe yu dagan dans le seul but jëriñ Sénégal surtout bu ñu nekkee ci opposition bi amuñu benn yoon droit di jëfe ci suñu biir ak suñuy diggante jëf yoo xam ne moom la ñuy reprocher pouvoir bi ak Macky Sall ak ñi mu àndal te man jàpp naa ne su fekkee sincèrement par rapport ak sénégalais yi li ma dul may Macky Sall bu ma ko gisee ci opposition bi dama ko war a xeex ak énergie bu ëpp parce que danger bi mooy bu fekkente ne bu fi Macky Sall jógee opposition bi moo koy remplacer alors j'ai des craintes te Sénégal bu ma ñoree te ñor ma bu dëgg lu ñuul dama naan ni lii ñuul na moo tax bi ma gisee parparloo bu dul jeex am si te feeñ na ci résultats yi ndax ñi at mi entre guillemets électoralement parlant yëpp génnul ñetti parti
te kuréel ba ëpp na loolu foofu. te loolu jàpp nañ ni boo bëggee indi rupture bëgg indi transparence bëgg indi équité démocratie ak redevabilité maanaam rendre compte loolu luy ñuul la te bare na lu wolof di wax naan bare na lu feeñ ci sëy nuyoo woon na sa ngoro la dañ ko nangu woon fay. et je préfère être parmi les citoyens yi nga xamee ni ci seen expérience la ñuy dund di wax sénégalais yi même bu fekkee dafay jafe dégg ñu wax leen ko parce que loolu mooy suñu cër toll naa ci at yoo xamee ni franchement toog di raayal nit digg gannaawam wala di gis lu dul dëgg di ko accepter wala di ci ànd je pense que ni dépassé naa âge boobu. et je le dois au Sénégal parce que dama dund 2000 ak désespoir bi ci am. dund 2011 ak xeex bu rëy bi ñu ci def 2012 victoire bi ñu am ak désespoir ba ca topp et je ne peux pas rééditer une situation boo xamee ni dès le départ gis naa caay-caay ak jëf ju ñaaw joo xamee ni méngoowul ak aspiration légitime bi sénégalais yi am parce que tey ji quoi qu'on puisse dire li élection yi résultats yi wane yëpp mooy ras-le-bol sonn tàyyi bu sénégalais yi am jëm ci ni ñu leen téye et je pense que ne képp kuy aspirer pour dimbali leen wala remplacer ñi fi nekk da nga war a teel a pare ba lépp loo xamee ni ñaawteef la wala jikko ju bon la bu ñuy gis ci ñi fi nekk ñu bañ ko teel a gis ci yow wala ba mu bañ a doon sa mode d'action wala sa mode d'organisation et c'est ça qui fait que ni bi ma ko gisee je l'ai dénoncé ndax comme gannaaru kenn nenu ma et que je suis une personne libre je le dénonce parce que je pense que je fais partie des plus expérimentés maintenant dans l'arène politique. D'accord te dama fi def ay jaloore yu war a tax. mënatuma permettre sama bopp par respect pour les Sénégalais di cautionner loo xamee ni góor waru koo cautionner. D'accord avenir bi au sein de cette coalition à votre avis lu mu mën a nekk. non avenir bi mooy avenir politique Sénégal. Oui. Ce sera pas la fin du monde. Il y a une situation qui s'est passée bañ ko waree wax nañ ko li nekk suñu kanam nag. moom la ñuy toppatoo ak li nekk ci futur bi gën a jege. D'accord tey jii li ñu dëgmal mooy. li législature bu bees bi tàmbali ñu ñaanal leen jàmm ak salaam ña fay dem ñu dem fa ngir ci turu Sénégal donte ci ay parti lañ jógee wala ci ay coalition mais ñu sóoraale ni am na lu ñu doon bàkkee 13e législature 12e 11e 10e ak yeneen législature yi ñoom dañoo war a góorgóorlu ba relever défi yi d'autant plus que ni am nañu possibilité yi puisque tey jii benn pouvoir nekk fa am doole joo xam ne dafay yéeme ba lu la neex nga def fa deuxièmement aussi mooy ñu xool encore plus loin mooy la présidentielle tey jii dañoo war a inventer suñu société organiser suñu réew te am réew contre pouvoir taxul rek nga mën ko defar damaa ngi ci opposition bi li muy feeñal bu njëkk mooy que ni ànduloo pouvoir bi am na ñu nekk ci biir opposition bi ñoo yées sax ñu nekk ci biir pouvoir bi am na ñu nekk ci biir pouvoir bi ñu nekk ci opposition bi te newuñu leen donc li ci am solo mooy ñu am froideur ak gis-gis xam ni lenn rek tax sénégalais yi di wax mooy ku leen dimbali ba ci seen quotidien seen aajo faju seen kër seen liggéey seen fajub doom seen jàngub xaleel seen sécurité question yu essentielles yooyu nga xamee ni moo dëgmal Sénégal te mooy suñuy défi nan la ñu utiliser suñu ressource naturelle te loolu dañ ci war a fexe ba nga xamee ni bu ñuy dem ci élection yooyu kenn duñu perturber ak benn débat budul rek débat boobu parce que débat boobu rek moom la ñu mën a teg mu indil Sénégal li nga xam ne moo ci am solo tey jii nag booba ñu yegg si foofu sama itte ak sama yéene ñun waa FSD/BJ yëpp moo di préparer 2024 yooyu. D'accord donc